asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan ITV bisimila ci xibaaru marax wi bu ne sàmm jukki leen ponk yi ci gën a fës. dañu koy dooree ak syndicat autonome de la santé ànd gësëm ñoom nag daal di fas yéene rek soobu ci ab grève am na nag bataaxalub artu bu nga xam ni jébbal nañu ko kañ ko war a jébbal la nga xam ni moom moo tax nag naru ñoo faste xànc ak morom moo di ni daal koppar yi ñu leen jagleel ci fonds force Covid 19 bi muy seen ay prime de motivation ba léegi jotuñu ko tey jii nag ci conférence de presse bi ñu doon amal ñoom waa ànd gësëm président de la république Macky Sall ak tamit jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr ngir ñu yëngatu régler seeni jafe-jafe lu ko may dinañu yëngu-yëngal. daañu ubbi xët wu yaatu jagleel ko wàllu koor gi fële ca Touba Mbacké Baye Fall yi daal di delloo buum ca boy ba nañu ko daan defee di joxe ay ndogu ñi nga xam ne yelloon nañu ko teg seen tànk fa ku tedd kër maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp tegoon tànkam foofu lañ teg seen tànk daañu ñëwaati tamit ci lu yaatu ci ñi nga xamante ni ci waxtu koor wi dañuy jaay lu jëm ci livre yi alxuraan yi muy kaamilu alxuraan ak i tamit ba mbiri jullikaay yi di tapi jullikaay ay chapelet ak ay bonnet carré ñoom nag mel na ni fi mu toll nii seen mbir mi ngi dox ndaxte lépp daal ci wàllu koor gi jullit yi dinañu ñëw di ko jël moo xam kaamil yi la wala bokk bonnet carré yi wala lu jëm ci kurus yeeg lu ni mel ci wàllu tik ak ramadan muy jumtuwaayu xarala yi ñenn ci askan wi nag dañuy daal di dugg ci biir internet bi dem télécharger application yu mel ni Muslim Pro wala bokk dugg ci WhatsApp bi ngir xam yenn lu bari ci seen diine wala bokk naafile yi nan lay tëggee daañu dem tamit ca marché Kermel nga xam ni lu bari ci ndugg am na fa waaye ñoom gisuñu ku ko jënd ndax weeru koor wi daal mbir mi doxul la. daañu ubbi xët wu yaatu yi tamit jagleel ko kii di Idrissa Déby ak génn àddunaam nga xam ne nag moom ñi nga xam ni ñoo di waa front ci rebelle yi ñoom waa FACT ñoom ñoo ko daal di boom ginnaaw benn bal buñ ko dóor ci jë mu daal di ci doxee ñàkk bakkanam président de la république son excellence Macky Sall am tweet bu nga xam ne def na ko di métitlu génnuk àdduna Idriss Déby yan jeexital la nar a am ci Sahel ci wàllu sécurité que lu ni mel loolu yëpp dinañ ko càmbar kan moo doon Idriss Déby fanweeri at yi nga xam ne jiite na ko Tchad daañu dellusiwaat ci moom waaye nag kan moo ko wuutu di doomam Mahamat Idriss Itnou moom tamit daañu leen xamale ak moom loolu yëpp dinañ ci ubbi xët wu yaatu ci biir journal bi le tekki ci biir réew mi lu mën a nekk la tey jii nag Fatou Kiné Lam di ndaw su nga xam ne dafa yëngu ci wàllu jus de fruits locaux moom nag ginnaaw bi nga xamee ni dafa ñàkk liggéeyam ci hôtel bu nga xam ni fa la nekkoon coronavirus bi jaar fa mu ñàkk liggéeyam daal di nag jublu ci njaayum jus locaux boobaak léegi nag mu ci xar tànk tubayam di ci gis njëriñ di ci gis tamit ay ngëneel mel ni que fi mu toll nii ginnaaw bi mu yàkkee liggéeyam ci njaayum fruits jus locaux gis na ci boppam. Bismillah ci faram-fàcce gi dañ koy door ak alliance des syndicats autonomes de la santé ASAS ànd gësëm ñoom nag tey amaloon nañu ab ndaje ak taskatu xibaar yi xam leen ni rek am na bataaxalub artu bu nga xam ne jébbal nañu ko seen jëwriñ li ko waral nag moo di ni bu ñu moytuwul dinañu banque seeni loxo du ñu faste xànc ak morom ma ndax prime yi nga xam ni mënoon nañ ko jot muy prime de motivation jóge ci fonds force Covid 19 ba léegi jotuñu ko ñuy woo président de la république ak ki nga xam ni moo di seen jëwriñ di Abdoulaye Diouf Sarr ngir mu saafara seeni mbir balaa mbir mi di ëppi loxo Abi Ndiaye Keneme Moussa Fall. ànd gësëm ñoo ngi yuxu wàllu alliance bi ëmb syndicaliste yi nekk ci wàllum wér-gu-yaram janook nañ tey jii fii ci centre bu santé Nabil Choucair ak taskatu xibaar yi ngir laaj prime de motivation yu leen nguur gi yoreel ci lu jëm ci fonds de force Covid 19 ñu ngi ñaawlu li ni mel. ñun Nabil Choucair amul kenn ku fi jot Covid si collectivité locale kenn jot fi dërëm am na centre de santé yoo xam ne jot nañu 100 000 ñii 50 000 ñun nag jot ñu dërëm. Oumar Ndiaye moom jàpp na ni ci mbir mi dañu leen cee beddi te itam di ko ñàkkarlu. depuis 6 mois ou plus ñu ngi ci topp pour jot suñu motivation Covid remarque bi ñu def nag mooy une discrimination par rapport si agent de l'État yi ak agent des collectivités locales donc je ne peux pas comprendre motivation yi génn
ñu fay normalement les agents de l'État alors que les agents des collectivités locales dañ ci topp toujours di daw duñu gis dara. ci loolee ñoom syndicalistes yi ñu ngi woo njiitum réew mi ak jëwriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ñu saytu seen mbir. président Macky Sall ñu ngi lay woo nga jàppale ñu nga fay suñu ko fi ñoo ko moom yaa ñu ko jox ministre de la santé jàppale ñu tam jot suñu Covid ñoo ko moom. ànd gësëm di alliance bi ëmb syndicalistes yi ñu ngi xamle ni dinañu banque seen yoxo fi lekk nguur gi joxu leen seen prime de motivation. ñu ubbi xët wi ñu jagleel weeru koor wu tedd wi dañuy dem ba réew mu tedd ma di Touba Mbacké foofee nag Baye Fall ya daal di laxasaayu di joxe ay ndogu daal di teg seen tànk fa ku tedd ka maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina tegoon loxoom waaye li nga xam ni nag moom la ñu gis moo di ni daal ñu baree bari jot nañu ci ndogu yooyu te bés bu nekk ñoom noonu la ñuy laxasaayoo góor ndaak loo ceex na fay. ambiance bi ci Touba di jëmmal weeru koor gele mu di ambiance bu Baay Faal yi takk laxasaay jëmmal lu ni mel donte ña ngay xamle ne sabab ba du leen lu dul fexe ba jëfe ndigal li fi Cheikh Ibra Fall Babul Mouridina bàyyi woon. ngir màggal weeru koor gi Baay Faal yi ne duñ ci des ginnaaw benn yoon tax njaboot gu ci nekk indi ñamam ci résidence Xaadim Rasul jébbal ko xalif général kullu murid. Mamadou Diall moom la Serigne Touba woowoon joxoon ko ndigalul mu togg ndogu damay faral di wax ni am na ñu koy defee ni ñu koy defee ca niñ ko sañ a sañewuñ ko ni ndax ñun dañ cee am ndigal lu wóor a wóor loolu moo tax Mamadou Diall daan ko doxal ba jóge fi. bi mu fi jógee bàyyee ko ay doom yi ko fi wutu Serigne Cheikh Fatim mën nañ ko tudd moo njëkk nekk xalifaam bi mu fi jógee moom moo ko daan def defal ajuma bi mu fi jógee sunu waajur muy borom kër gi ngeen nekk di Serigne Amdi Sekri Diall moo ko jël di ko def at mu ne di ko def bis bu nekk ab gàtt bi mu ñëwee nag ba ci ñun ñi nga xam ne sët yi lañ ñu toog waxtaan xam ne mbiri sëñ bi warul am tànk ginnaaw tànk kanam rek la am moo tax ñu waxtaanoon ni nañ ci xoolu yokk nañ fexe forme bi muy ndigal li na ko Serigne Ridial jëlee woon ci Serigne Touba dara bañ ci sensé waaye taar bee kàttan bi nag du ñu man dinañ ko def ci lañ waxtaane yokk ci bis seet aw nag di ci def yi gileem ba agsi fii ñu agsi. jëfe ndigal di benn baat bu Baay Faal yëpp bokk bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji lii. ndigal la loo xam ne Cheikhul Khadim moo ko joxoon maam Cheikh Ibrahima Fall ab Baay Faal nag moom ndigal rek mooy mbégteem loolu moo waral saa su ñëwee nag Baay Faal yi dañuy daal takkuwaat bu baax a baax. fas yéene jëfee ndigalu sëriñ boobee ndax maam Cheikh Ibrahima Fall dafa waxoon ni bisu koor gu ne benn bis bu ne moom maanaam fanweeri fan yu nekk moom ci benn bis lañ ko koy fay. joxe ñam jagleel ko néew ju doole rawatina ci weeru koor gi li loolee di xalaatu Baay Faal yi ginnaaw ba ñu jàppee ne du lenn lu dul ay ngëneel la. dañoo gis ni ñam dafa am solo togg jox nit ñam ndax maam Cheikh Ibrahima Fall mu baax ma da daan wax naan ndab dabe kul nit bu la dabee rek del togg ñam di ko jox ñu ko yittewoo léegi nga dab ko bu la rawee kon nag ndab dabe ca jàngkat yëpp maase nañ ni leel benn miskin bu ko yittewoo moo gën tabax junni jàkka wala junni juma kon liggéey bi ñu Serigne Touba teg wàccuwaay bu am doole la ci islam kon moo tax ñu fonk ko li ñu fonk gi ñu ko fonkit ak jàpp gi ñu ko jàpp duñ ci desal suñu lenn suñu njaboot suñu expérience suñu temps suñu alal suñu doole lépp lu ñu am rek dañ koy def ci liggéey bi. macha allah Baye Fall laxasaa yu jëfe ndigal di joxe ay ndogu loolu la nga xam ni moom la fi ku tedd ka maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridina bàyyi woon ñi ngi ciy bay seen waar ba léegi ñi nga xam ni nag ñoom ñooy jaay lu jëm ci ay kaamilu alxuraan naka noonu ay sijaada ak i tamit ay bonnet carré ñoom mel na ni seen mbir fi mu toll nii mi ngi dox ci weer wu tedd wi ndax jullit yu bari dañu fay jaar di jënd lu ni mel ci wàllu ramadan bi Ngor Diouf Cheikh Diop. njàng mu sell di jibee ci bërëbu liggéeyukaayam Saliou Kassé di jaay téere bu sell bi mu jàkkaarloog Masalikul Jinaan mu jàpp rek ne koor gi tax na seeni liggéey gën a dox bu baax. bu fekkee xanaa ñi nga xamante ne ñoo bëgg a joxe ay cadeau li may ay cadeau kaamil ay siyaada wala ay kurus yu demee noonu daal ñoo xanaa ñoo fi doon ñu bees ci bërëb bi waaye bu dul loolu moom
bërëb miin nañ ñeneen ñoo xamante ni mooy dañuy ñëw faggu xasida yeeg kurus ak yeneen ak yeneen ay clients yoo xamante ni dinañ fi yàgg ñëw sax waaye dafa ñëw tout le temps mais fekkee koor gi moom dañ fi ci lañuy gën di ñëw ngir faggu ay lu demee ay kaamel am na tamit ay kurus yi waaw. beneen bërëb Abdourahmane Diallo nekk ab marchand ambulant di jaay ay kurus. li ni mel jullit yi yittewoo ko rawatina ci koor gi. xale yi ak mag yi ñëpp ñun jënd damay wër rek waaw damay wër. maa yor ay baxlin ay jalambaani ak zeytun kii ni marjaan gi. gannaaw téere bu sell mi naka noonu kurus rue Mohammed 5 ñu fekk fa beneen xeetu njaay bonnet carré voile tapis de prière lépp ngir jullit ñi mën koo jëfandikoo li ni mel dox bu baax buñ sukkandikoo ci seeni borom. ay sijaada ay coran ay coffret sax dañ koy def fii di ko jaay lépp. koor bi koor gi de waaw ñu ngi si de njaay bi ça va un peu rek parce que instant yi moom dëkk bi neexul daal. ñu ngi jaay tuuti rek clients yi ñuy ñëw waaw macha allah. dama jaay ay jàllaabi dama jaay ay abaay dama jaay marakish dama jaay mbaaj mais instant yi moom jàllaabe yi abaay ñoo gën a dox début koor yi gars yi yooyu la ñu gën a jënd ceef yaa ngi dox bu baax ñu ngi sant yàlla. jaaykatu accessoire yu musulman yi di gën di jëfandikoo ci koor jàpp rek ni seeni liggéey mu ngi dox bu baax a baax. koor gi ak jumtuwaay yu xarala yi ñu bari ci askan wi di dugg ci internet bi di télécharger lu mel ni Muslim Pro ngir gën a xamante ak seen diine ñeneen ñi tamit ci wàllu WhatsApp bi ci la ñuy jaar ngir xam naafile yeeg lu ni mel nu mu demee ñu bari jàpp ni jumtuwaay yu xarala yi dina leen dimbali bu baax ci seen wàllu diine ñenn ñi ni gisuñu ci njëriñ. Abdourahmane lii dem na ba Padois doxantu fa. jumtukaayu xarala yu yees yi muy àndandoo bu am solo jamonoy koor loolee di gis-gisu Cheikh Fara Mbodj mii di xamle ni daanaka lu muy nekk ci YouTube ngir gën a jàng diineem bëri na loolu ci YouTube wante itam ci WhatsApp mi nga xamante ni fa lay jotee ay naafila niki bi koor gi tàmbaleek léegi muy ay information yu muy jot di ko partager ci statut am yi ngir ñeneen ñi ko jege mën see jëriñoo. damay jot ci naafila yi ci WhatsApp bi et tout bon vraiment des fois lu baax la quoi parce que dina tax nga xam heure naafila yi et tout parce que nekkul la ñëpp ñooy mën a dem ci jumaa yi quoi dina tax nga xam heure naafila yi mun cee sukkandiku aussi nga partagé ko yeneen sénégalais yi aussi jot ci quoi. bon la plupart du temps man su ma ko jotee dama koy appliquer noonu quoi dama koy niñ ko defee parce que des fois c'est fiable quoi niñ ko defee si WhatsApp bi noonu laa koy appliquer su ma paree aussi dama koy partager ñi ma ko mën a partager après des fois ma def ko statut mais c'est pas tout le temps nag laa koy def statut. si bëccëgu koor bu dal si koñ bi di Patte d'Oie ba tey ñu taseeg fik Babacar Samb ki lee di ab jaaykat ngi leeral ni soxlawul benn yoon di télécharger ay application ngir jàng diineem li ko waral dina xam na lu mu war a xam yépp ci wàllum diine gi gannaaw bu mu defee fukki at ci ab daara. non man nag du ma utiliser ay application nag du ma utiliser ay application quoi franchement pour diine waaw xam nga man tey lu bon man jaar naa daar quoi jàng naa alxuraan xam nga yàlla def na ma nekkuma borom xam-xam bu mag a mag mais sama diine xam naa ci lu bëri quoi donc du may soxla ay application pour sama diine quoi waaw jaar naa daara am naa lu ma xam donc lu ma soxla sama diine rek damay dem ci bu téere yi ma xool foofu noonu moo gën a wóor quoi mais su ma allo boo xam ne agul fenn fi sax damay dem gis benn borom xam-xam ma laal ko léegi lii mu expliqué ma. mu mel ni ku yàkkamti loolu Aliou Diallo moom mi ngi xam ne ni haut-parleur am rek doy na ko mu sol casquette am tey kurusam ki lee di ab tailleur ngi leeral ni perte de temps weesuwul di télécharger ay application ngir jàng ci sa diine. dañ ci perte sa temps gars te temps boobu noonu mën nga ko defee ci leneen quoi man moo tax aw ma jotam quoi su may xëyee may atelier su ma wàccee may kër ga déglu samay zikar waaw à part ça moom amatuma leneen moom lu may def moom. parce que c'est que bàyyi lu mu def si ñun quoi moo tax yooyu ñun dañu koo dëddu quoi yooyu yëpp da nga koy bàyyi ginnaaw xam nga tey jii nii man meloon naa beneen melokaan tey jii nii avant lii de am ni di lii de ma dab meloon naa beneen melokaan mais instant bi sama kurus laa xam ak atelier. ñu am ci ay xalaat yu wuute wante ñu nangul ñu mbir mu di ñu bëri gën nañoo xam seen diine gannaaw bu ñu sukkandikoo ci xeetu jumtukaay yi ñuy wax ay application. Je répète, la ilaha illallah.
ku wax koor bu ndogu jotee yi tamit nga xalaat xéewlu nag balaa nga koy def faaw nga dem marché bu ci mel ni marché Kermel nag xeetu baax yu nekk ma nga ca diggu centre ville ba foofee nag boo demee di nga fa fekk fruits ak légumes di nga fa fekk lu jëm ci wàllu jën crevette langouste ak lu ni mel coof ak calamar ak yeneen xeetu baax yu nga xam ne daal boo fa demee di nga ko mën a jënd waaye nag ñoom doonte marché ba yu neex yu ne ma nga fa gisuñu ay clients Aïssatou Kane Cheikh Diop. ci marché Kermel ab bërëbu taarix bi nga xam ni dinañ fi fekk lépp luy fruits légumes frais ba bépp produit alimentaire Boubacar di ab jaaykatu fruits de mer di ñu xamal lépp luñ fiy jaay. marché Kermel marché poisson la marché légumes la marché fruits la comme ni nga ko waxee rek marché bu yàgg la marché bi nag lépp fruits de mer boo bëgg rek am na fi. lépp jëm si wàllu jën muy coof sëdd yaax lépp am na fi te dinañ jaay tamit dinañ def congélation pour ñuy exporter di génn réew mi loolu yëpp am na fi mbirum njaay bi nag prix bu nekk am na fi. bu ñu doxantoo ci biir marché bi mère Aminta ñu fekk ko ci bërëbu jaayukaayam ngi ñuy xamal ni marché Kermel cherul dara firme internationale yi rek ñoo rey seen njaay. ñi ñëwuñu bu baax te léegi kooku mu ne la maa ngi Auchan yi ñu ubbiwaat sonal nañu wax dëgg yàlla macha allah ñun Sénégalais yi marché yi benn jaayatul bu ñuy bay Sénégal instant ñu ngi lëjum bi ngi commencé yéeg te importé bi gis nga ko ni poivron rouge ak jaune léegi kilo bi léegi mu ngi jar 2500 waaw te ay war naan jar ay 1500 yenn saa ngi jaay jëndee ay 1300 wala 1200 waaye léegi fi mu ne nii mu ngi dem ba léegi yaa ngi ko jënd ay 2300. léegi bu ko jaayee ay 200 nga ci dàq wala nga dàq ci 300. presque boo waxee ñu ne Kermel dafa cher Kermel seerul de ñi ndugg si ba léegi ñu ngi ñëw di ndugg si. jaaykatu ginaar bii ak fruits ngi ñuy xamal ni clients yi ñëwaguñu bu baax. ñu jaay fi fruits ak ginaar mais instant yi fruit bi doxul noonu quoi clients yu bëri xaw ma lan la mais ñëwatuñu marché ci weer koor bi quoi depuis weer koor bi ñëw da nga jaay fi benn client du tey toog ba yàgg doo gaaw a gis ay client quoi. loolu mooy problème bi gis na taabal lu mu fees ba léegi depuis suba loolu day métti ci ñun trop quoi. marché Kermel bokk ci marché yi nga xam ni nasaraan yi dañ say bëri tànk muy ab marché boo xamante ni lépp loo soxla war nga ko see mën a am ci lu cherul dara. DER ak Free daal di lëkkaloo ngir rek jàppale ndaw ñi ci amum xëy ba tax na nag ñi nga xam ne ñoo di waa DER jël nañu enveloppe bu toll ci juróom-benni téeméeri million ci suñuy koppar daal di koy jagleel ay kiosque free money yu nga xam ni xale yi dinañ ci mën di liggéey li ñu bëgg nag mooy commune bu nekk am ci kiosque yooyu xale yi nga xam ne ay entrepreneur lañu toog fa liggéey Mamadou Dieng Moussa Fall. ndaw ñi soxal lool réewu Sénégal délégation à l'entrepreneuriat rapide di ci dox ay jéego tax mu lëkkaloog opérateur de téléphonie mobile bii di Free kër googee ne dana jébbal DER luy tolloog 200 ci ay kiosque loolee ngir fexe ñenn ci ndaw ñi am xëy. ñun Free dañ nekk acteur boo xam ne nekk ñu acteur économique kese dañ nekk acteur boo xam ne social lépp lu soxal askan wi rek soxal nañu te DER gis nañ ne mi ngi taxaw di xeex ngir xale yi yu góor yi yu jigéen yi mun a am liggéey ñu toog xalaat ne léegi lu ñu mun a def tout de suite mooy par exemple suñ kiosque Free Money yi ñu financer ay jeunes ñoom ñu dugg foofu mun a liggéey donc ñun dañu koy jox fu ñu liggéeyee moom mu jox leen lu ñu liggéey. noone 200 ci ay kiosque Free Money ñu jébbal ko DER waaye ngir loo ne mën a antu délégation à l'entrepreneuriat rapide dafa dugal loxo ci gafaga. tey ñu ngi signé benn convention bu nga xamante ne 600 millions la ñun ñaar ñoo ko bokk def ko moo nee ne ni c'est pas juste maanaam entreprise téléphonie bi nga xamante ne lu ko tax a jóg mooy jaay ak am revenu comme ni ko xale yi waxee sànq gis nañu seen bopp si Free bi. léegi ñun DER dañu ñëw jàppale Free si loolu pour contribuer si politique lutte contre la pauvreté ak lutte contre le chômage ndaw ñi Sénégal ni ko président Macky Sall bëggee. 600 millions de francs CFA lañ signé tey et bu soobee la nañ génne déjà pour 200 personnes. ndaw ñi nar a jot ci kiosque yooyu ak financement yi ne danañu liggéey def seen kéem kàttan ba delloo koppar yi ñu leen abal la. financement bi ñun ñëpp dañ ko doon xaar parce que loolu daf ñuy yokk rek si lu ñu nekk te yaakaar naa ni ñi ma xam nii du ñuy tëdd si ñuy tëdd si xaalis parce que kuy jël sa xaalis di ko def si sa liggéey pour mu jëm kanam kooku doo tëdd si xaalisu jàmbur. Free ak DER
boole seeni doole ngir taxaw ci ñàkkum xëyum ndaw ñi noonee DER génne ci ay koppar luy tolloog juróom-benn téeméeri million ngir jot ci 2 téeméer ci ay point Free Money yeneen 2 téeméeri kiosque naka noonu 20 fukk ci ay boutique yu mag Free fas yéene koo jébbal DER ci ndimbaluk ay financement am mbébét bi mooy ñu fexe ba seen lëkkaloo gi daj fépp ci commune yu Sénégal. dañuy daal di ubbi xët wi ñu jagleel génn àdduna Idriss Déby mi nga xam ni dañu ko faat ki nga xam ne moo di président de la République son excellence Macky Sall daal di def benn tweet di xamle ni daal génn àdduna maréchalu Tchad président Idriss Déby xibaar bu tiis la nee na nag mi ngi koy delloo njukkal di ko delloo hommage waaye nag nit la woon bu nga xam ne daal ci wàllu dal gu am ci wàllu Sahel defoon na ci lu am solo di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana son excellence le président de la République Macky Sall. génn gi Idriss Déby génn àdduna te ñu dóor ko bal ci jë ñi nga xam ne ñoo ko def moo di offensive rebelle yu FACT loolu nag dina am njeexital ci kaaraange ci wàllu dun bi nekk ci Sahel ki ko xamle rek moom moo di directeur bu Tombouctou Institute observatoire la bu nga xamante ni daal lu jëm ci wàllu mbicoog mbaaloo bi am ci wàllu religion daf ci gëstu bu am solo moom nag nee na daal xalaat na ni li nga xam ni def nañ ko Idriss Déby daal di koy faat dina indi mbicoog mbaaloo wala boog fitna ci dun boobu Bakary Samb ñu déglu ko ci téléphone Alassane Samba Diop. xabaar bi gën na ko fu newu dafa nekk loo xam ni d'abord ku xam Idriss Déby xam ni dem nekk président dem dans le combat kooku dafay répondre à sa nature bu nga xam toujours day montré ne moom c'est un soldat beneen bi mooy ku ne xam na ni Tchad fi mu tolloon am na xeet bi nga xam mooy Zagawa nga xam ne ci la Déby bokkoon ñoom ñoo doon nekkoon ñi nga xam ñu nekk ci pouvoir bi yor lépp ci Tchad depuis 30 ans loolu dina indi problème ci wàllu stabilité Tchad ci biir réewam waaye tamit dafa am ñaareelu mbir mooy Tchad dafa nekkoon lu mel ni verrou wala cadenas boo xam ni moo doon tax ba crise bi am Libye mënta déborder dépasser le Tchad ba ak le Niger ak ñeneen ñi ku ne xam ne loolu beneen mooy ci beneen penku réew ma Centrafrique ma nga fa ak beneen crise boo xam ne Tchad moo nekkoon blocage bi te ku ne xam ne le Soudan aussi soriwul ak tous les rebelles qui ñi nekk foofu kon tey demu Idriss Déby ak duggu Tchad ci wàllu instabilité politique et institutionnelle dafay nekk loo xam ne rek day mandargaal jamono ju bees yoo xam ne dafay ubbeeku waaw ku ne xam ne ni procès Hissène Habré dafa nekkoon loo xam ni xëy na diggante Tchad ak Sénégal xaajamul lool waaye nekkoon na problème léegi nag bi fi nga xam ni Déby faatu na tey comme ni ko rajo yi annoncé dafay nekk loo xam ne rek dina gën a am instabilité ci loolu wala tamit flou beneen ñaareel bi mooy Sénégal ku ne xam ne ni sommet G5 Sahel bi nga xam ne moo amoon ci N'Djamena mooy bu nekkoon boo xam ni président Macky Sall ñu invité ko mu nekkoon tàmbali mbir moo xam ni Sénégal ku ne xam ne ni ñu ngi dend ak Mali mu nekk dëkkandoom te ku ne xam ne menaces yi nga xam ne ñoo nekk ci réew moom Sénégal commencé woon di gën a rattaxalal digganteem ak ñi nga xam ne ñooy pays G5 Sahel ci diggante boobu nga xam ni présidence Tchad moo waroon yor G5 Sahel dina am lu mu wàññi tuuti yaakaar naa bu fekkee amul ajustement ci ni Sénégal waroon a dugg ci cadre boobu nga xam ne tey am na intérêt pour dugg ci ku xam ni nga xam ni moo xew Mali ni mu commencé déborder jëm dans l'est du Sénégal comme ni ko ay rapport waxee fan yële passé ci Nations Unies ak ay yeneen jàngat yoo xam ni ku ne xam na ni diggante Kaay diggante Adel Bagrou ak ba ci frontière u Sénégal Mali ak Mauritanie tey am na jaaxle ci wàllu sécurité. est-ce que loolu bu amee mun nañu ragal pour Sahel bi di fa xew maanaam rebelle yi débordé parce que armée tchadienne bi dañu considéré armée bu mën a xeex la xam désert te moom verrou la woon. non seulement loolu am na waaye ku ne xam ne xeex bi am que Tchad moo tax ba li xew Libye mënul déborder dugg dans la région du Sahel Tchad aussi moo tax ba li am Centrafrique mënul déborder ñëw vers l'Afrique de l'Ouest et ku ne xam ne aussi li xew au Soudan donc mu nekkoon dëkk boo xam ne verrou la cadenas la woon léegi nag ci beneen taxawaay bi mooy taxawaay bi nga xam ne Tchad am na ko ci soldats yi ñu yebal ci région bi ñu naan Liptako Gourma nga xam ne mooy frontière bi nga xam ne moo nekk diggante Mali Burkina ak Niger ku ne xam ne ni ñoom ñoo taxawoon combat boobu ginnaaw bi nga xam ne français yi ak pays européens ñu ngi naan ñoom xëy nañu retiré wu loolu dafay nekk tey question bu rëy rëy boo xam ni dina indiwaat ci si jaaxa dina indiwaat aussi jaaxle trop ci taxawaay bi nga xam moom la Tchad amoon bu fekkee instabilité politique am na Tchad ba loolu mënul continuer.
kan mooy Idriss Déby ki fi nekkoon njiitu Tchad jiite réew moomee lu toll ci fanweeri at ab soldaar la woon deretu soldaar moo doon daw ci yaramam ba tax na ci toolu xare la ñu ko dóore bal ci jéemu daal di wàccu liggéey kan moo doon kooku di Idriss Déby Pape Alioune Sarr def ñu nataalam. am maréchal daal di daanu ci xeexukaay armée ci loxam yére bu mu doon sol nëbbul li nga xam ne mooy statut njiit bi Idriss Déby daal di ñàkk combat bi ci diggante rebelle yi daal di ñàkk combat tamit ci diggante ak dundam lu ëpp fanweeri at mu toog ko tàmbali sax ab 6e mandat boo xam ne ci gagné na ko ci élection présidentielle ku nekkoon président Tchad daal di daanu ci bët gànnaaru dëkk bi ñu daal di koy gaañ suñ sukkandikoo ci porte parole armée bi turam di général Azem Barmadoua Agona lii daal di bett ñu bëri dundu maréchal bi ànd na ak ngànnaay ci atum 1990 mu daal di dàkk ci nguur gi ki nga xam ni mooy Hissène Habré ñu ko dimbali nag mooy service renseignement français mu nekk tàmbali reñ boo xam ne si dafa ànd ak li nga xam ni mooy armée bi ci dëkkam waaye tamit ci sous région bi mu nekkoon njiitu conseil d'état Idriss Déby daal di nekk tamit li nga xam ni mooy nguur ci atum 1996 mu tàmbali premier mandat bi boobu ba léegi fa te présidentiel bi moom jugu fa arméem di armam mu nekk ñu gën a xarañ ci Afrique li moo tax Idriss Déby daal di am place bu am solo ci relation internationale bi ci 2016 ñu daal di koy fal sax mu nekk njiitu Union africaine ci Sahel wala sax opération Barkhane couleuru Tchad daal fay nekk ay soldats am tamit mu nekkoon xaritu Kadhafi daal di nekk ñi nga xam ne mooy noonu terroriste yi Idriss Déby nekk njiit boo xam ne si jugul mukk fi ñuy xeexee juróom benn fukki at ak juróom-ñett la am militaire carrière bi daal di gaañu ci rebelle yi ñoo ko def ci contexte boo xam ne si terroriste yi ñi gën a wane seen doole doomam Mohamed Idriss Déby Itno moo jiite léegi dëkk bii di Tchad moom atam toll na ci fanweeri at ak juróom-ñaar moom ñu ko désigné mooy conseil militaire bi ñiy xaar ñi amal li nga xam ne mooy yeneen jongante falum njiiti réew. Papa Alioune Sarr foofu nga daaneele sax la ñuy jël Idriss Déby dëddu na doom ja Mohamed Idriss Itno moom moo ko nara wuutu am fanweeri at ak juróom-ñaar daal di jàngee foofee ay études militaires am ca Tchad waaye nag bokk ci xeex yu bari yu nga xam ne nguur gi jàmmaarloo na ko ak ñi nga xam ne ñoo di way fipp yi ñu daal di ñëw ci nataalu kooku nga xam ni moo di rek Mohamed Idriss Itno ak Matar Nguer. Mohamed Idriss Itno mooy ki jiite tey jëlee réewum Tchad ginnaaw bi baayam maréchal Idriss Déby génne àdduna ci talaata ji ginnaaw bi mu jëlee ay gaañu-gaañu ci ay cong yu amoon foofu ca réew ma Mohamed Idriss Itno moo ngi toll ci fanweeri at ak juróom-ñaar laata ñu koy jiital nag ci bopp réew mi moo nekkoon commandant garde présidentielle bu Tchad bi muy nekk ndaw la ko baayam xiirtal ci njàngum militaire ci la dugg ci école bi di groupement des écoles militaires interarmées bu Tchad bi mu noppee foofu ci la dugg ci service secret bi di DGSI bu Tchad ci atum 2009 bokk na ci xeex bi doxoon ci diggante armée tchadienne ak rebelle bii di Timan Erdimi nga xam ni moom moo ko jiite woon ca penku réew ma bokk na itam ci ñu jiite xeex bi armée tchadienne di amal ci Mali ngir mën faa jëlee terroristes yi xeex bu tigaar-gaar ci atum 2013 nga xam ni doxoon na ci diggante armée tchadienne ak waa Al-Qaïda au Maghreb islamique di AQMI moom Mohamed Idriss Itno bayoon na ci waar wu rëy moom nag tey jii moo ngi wutu baayam ci bopp réew ma ci jamono joo xam ni kaaraange gi sooxe na lool ci biir réew ma ak li ko wër. tekki ci réew mi lu mën a nekk la li koy firndeel moo di Fatou Kiné Lam di soxna su nga xam ni daf doon liggéey ci hôtel ñàkk liggéeyam ginnaaw mbasum coronavirus bi ba mu fa jaaree mu daal di xalaat def lu jëm ci wàllu njaayum jus locaux di def jus yu mucc ayib daal di koy labelliser di ko jaay loolu yi nag tax na ba fi mu nekk nii mi ngi ciy gis boppam Omar Kane Cheikh Diop. Bissap buy jinjeer ak mix melon ananas. ay jus de fruits naturels yu Fatou Kiné di defar di ko jaay bés bu nekk rawatina ci weeru koor bi ñu nekk. tey ñi ngi defar jus jinjeer bisaab ak benn mix fruit jinjeer bi ñu ngi koy boole ak ananas moom lañ koy mixé waaleel muscade ak citron moom lañ koy booleel. bisaab bi bisaab naana lay àndal bisaab naana sucre vanille fleur d'orange du am dara mix fruit bi dafay nekk ananas ak melon deux yooyu rek la tous les jours yëpp la ñuy defar chaque jour dañuy am bisaab ginger mix fruit
mix fruit ak ditax bi ak corossol bi su amee la période am ci lañ koy def sinon yeneen day am tous les jours. ci novembre 2020 la ndaw si démarré activité bile juróom-ñetti weer ginnaaw bi mu ñàkkee liggéeyam ci hôtel bi mu nekkoon ndax mbas mi ay plat yu ndaw sucré ak salé la tàmbalee. dama doon liggéey ci benn hôtel de la place donc j'ai été licenciée comme maa ngi toog depuis mars passé defuma dara un jour nii rek laa commencé def ay salé publier commencé jaay wut livreur après aussitôt ma commencé ci boole jus de fruits yi jus locaux comme jus yi rek naturel ça m'est venu comme ça. ay jus de fruits locaux yu Fatou Kiné di livrer client am ay client yoo xam ni daanaka jus yu muy defar rek la ñuy naan. en général depuis tout le début dama koy def statut publier am naa livreur aussi la livraison est payante par les clients su ma ko dugalee statut selon ñu mu intéressé rek ñu commandé dem naa ba am ñoo xam ne chaque fois su jeexee dañuy woote waat jëlaat su jeexee ñu woote jëlaat. tey liggéey bi muy liggéeyal boppam moo ko ëppal solo te li mu ciy am daanu ko woon am ci liggéey bu mu nekkoon ci hôtel bi. mun naa ne moom moo ëpp njëriñ parce que déjà sama liggéey bopp la duma awma benn pression donc mun naa ne moo ma gënal daal waaw. mu nekk yoon bu bees ci ndaw si am lijaasa ci hôtellerie ak restauration Faki traiteur nekk marque boo xam ni bëgg na ko yóbbu fu kawe. macha allah Fatou Kiné jàmbaar la Faki traiteur di def jus yu mucc ayib ginnaaw bi ñu ko dàqee ci liggéeyam ca hôtel ba mu daal di dem ci jus locaux yi di te daan dooleem ku góorgóorlu ut ay pexe rek yàlla dina la jàppale mbokk yi lii moo gënoon a fës ci xibaar yi leen indiloon ci bésub tey bi di jaajëfal ñëpp ñi jàpp ci liggéey bi muy Charles ak Modou Diouf doomu xinin naka noonu El Hadji Malick Cissé ñu leen di jaajëfal ci topp gi ngeen di topp programme ITV.